asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru takkusaan si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës lu toll ci téeméer ak ñaar fukki milliards ya nga xamante ne dañ ko waroon fay ci wàllub fisc nguurub Sénégal société bi la di Mbarrick Gold moom moo ko war a def rek tax na forum civil daal di jël bépp comité ya nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllub justice fiscale ngir rek daal di jàppal tànk nguurub Sénégal ñu fa seene jot koppar googe. dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lu jëm ci wàllub dakkal gi ñu fa seene dakkal lile di parrainage bi CEDEAO bu fekkante ne nag réew ya nga xamante ne dañ cee bokk duñu sàmmoon teg dogal ya nga xamante ne kuréel googe da koy jël fi mu ne nii day daal di nasaxal kuréel googe loole mooy jàngatu professeur Mouhamadou Ngouda Mboup dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci boobu jamono collectif bi nga xamante ne moo ëmb ñu loru la ci waay jaxaay lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn njaboot la ñëw sàkku bokk na ci ñu daal leen ut fa nga xamante ne foofu lañ leen di daal di dalal ndaxte nag ñoom ñoo ngi amoon loru ci wàllub mbënd atum 2005 gële ñu daal di génn ba nëgë ni amatuñu fenn fa nga xamante ne itam dinañ fa daal di dëkk loolu itam ñëw ñambaasu ci collectif bi nga xamante ne ñoom ñooy waa Mam Patim nekk ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaari kilomètre foofee ca Kolda ñoom itam ay jafe-jafe yu tar la ñuy daal di dundee ba tax rek niki tey ji la ñu daal di fësal la nga xamante ne moo jëm ci seen wàllu jafe-jafe yooyu dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi direction ak waa tekk daal dina dàq lu toll ci ñaar fukk ak juróom agent ya nga xamante ne ñoo nekk foofee ca njaareem délégué syndicat yi nag ñoom ñoo ngi méttit lu loolee ba tax rek ñu daal di fësal seen ñàkk ànd ci loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllub fisc boobee maanaam yenn këru liggéeykaay yu yëngu ci wàllub or ak meññante fii di làq def ay njuuj njaaj ngir rek bañ a fay lu jëm ci wàllub fisc boobee nguurub Sénégal daal di ci amay jafe-jafe di ci ñàkk koppar gu bëri ban taxawaay ban jàngat lu jëm itam ci wàllub parrainage bi élection yi ban taxawaay ban jàngat ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 coowal ak waa Tek itam ci lay bokk fépp fi biir réew mi fu ne ñoo ngi ko fay daal di ŋañ ak ay xaaxar Pape Abdoulaye Dieye moo nekk ci xarale Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk aljuma yem ak fanweeri fan ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk yooyu xibaar ñu doore ko ci téeméer ak ñaar fukki milliards ya nga xamante ne këru liggéeykaay wàllub or bile di Mbarrick Gold moom moo ko waroon fay nguurub Sénégal loolee nag dafay pexem ba bëgg cee génn forum civil daal dina fexe lépp luy jëm ci wàllub comité territoriaux yu mu daal di bokk ngir rek ñu daal di amal li leen di justice fiscale fas yéene jàppal tànk nguurub Sénégal ngir rek ñu daal di fexe jot koppar googe ki addu ci seen tur bokk na ci Daouda Diop moo nekk coordinateur comité territoriaux pour la justice ñu teewlu ko ak Adjaye Sagnang. entreprise bi ñuy wax Mbarrick Gold réewum Sénégal daf koy topp ci li nga xamante ni moom mooy wàllu l'impôt lañ ko mën a wax mu toll ci téeméer ak ñaar fukki milliards yi. loolu nag bi ñu ko déggee ñun forum civil def ci ay gëstu aussi ñu waxtaan si ak kuréel yi nga xamante ni ñun dañu leen teg ci yenn communes yi ñuy liggéey ci wàllu dimbali communes yooyu noonu ngir seen koom mën a gën a ñoŋ donc il faut que ñu def tout pour mën a gunge état réewum Sénégal ci li nga xamante ni mooy liggéey boobu muy def ngir mën a jot téeméer ak ñaar fukki milliards yooyu noonu ku loolu moo waral bi ñu waxtaanee ak comité territoriaux yooyu muy ay kuréel yoo xamante ni forum civil daf ci liggéey ak benn programme bu ñuy wax renforcement justice fiscale maanaam gën a dooleel li nga xamante ni moom mooy justice fiscale ci biir réewum Sénégal ko waral nag mooy dañoo jàpp ni téeméer ak ñaar fukki milliards du téeméer ak ñaar fukki millions xaalis bu takku boo xamante ni la dafa am solo te li ko gën a tax ñu gën a engagé wu ci loolu mooy jamono ji ñu nekk muy yëpp contexte pandémie boo xoolee ñun suñu état yi lu bëree bëri liñ daan jot ci xaalis dafa lu ci bari dañ daan am ñu koy wax aide publique au développement loolu dafa wàññeeku bu baax a baax état bu ci nekk actuellement da ngay porter ci say ressources yi bopp Sénégal di dawal li nga xamante ni moom la ñuy wax plan yaatal nga xam lu ci gën a bëri ci ressources internes yi lay compter kon su gisee lu toll noonu doon ressources internes mën a jot gunge ko ci xeex boobu ngir mu jot loolu mën na nekk loo xamante ni lu amal askan wi njariñ la lu demee ni que tey wàllu santé loolu mën na ci indi mën na servir tabax ay hôpitaux mën na servir
ci wàllu njàng tabax ay école ak ci bépp secteur d'activité boo xamante ni jël nga ko tey loolu muy 120 milliards yooyu su duggsee war na mën a am jeexital bu baax boo xamante ni mën na ko def ci économie sénégalaise di woo citoyen Sénégal yépp ñu gunge état du Sénégal ci xeex boobu noonu pour que xaalis boobu mën a dugg si mais également di invité société boobu nga xamante ni moom mooy Barrick mu conformé wu ak li nga xamante ni moom législation sénégalaise. di ngeen ci mën a àddu ci njeexitalu xibaar yi bokk na ci këru liggéeykaay yu bëri yu yëngu fii ci réew mi dañuy defay pexe ngir rek bañ a fay la nga xamante ne moo jëm ci seen wàllub fisc yooye ci njeexitalu xibaar yi lay doon ni ko CEDEAO daal di sàkkoo lu jëm ci wàllub dakkal loi gi nga xamante ne moo tëraloon li leen di parrainage ginnaaw génn ko jëwriñ gi ñu ki fi nekkoon jëwriñ ci wàllub yoon di Ismaïla Madior Fall professeur constitutionnel bi la nag jàpp na ne bu fekkente ne réew yu bokk ci kuréel googee duñu sàmmonteeg tegtal ak ay dogal yi nga xamante ne da koy jël loole day daal dina saxal kuréel googee Mouhamadou Ngouda Mboup ñu teewlu ko El Hadj Malick Ndiaye. waaw bien sûr dina ko affaiblir parce que état yi boo xoolee ñoom ñooy créer juridiction yooyu te juridiction yooyu ñi fay nekk juge yi état yi leen koy yóbbu da ngay gis ne il a eu un moment où yenn juge yi sax ay sénégalais la ñu woon donc loolu da lay wan ni Sénégal ñun tey jii nii dañuy commencer dellu ginnaaw parce que kat bu fekkee ni ñun li ñuy def méngoowul ak yoon ñu rappeler ñu à l'ordre ñun dañu war a profiter wu jéem a conformer par rapport à ce que li ñu wax parce que Sénégal moom boo xoolee mooy bopp CEDEAO ci lu bari ci bu fekkee ci wàllu yoon la du Nigéria du yeneen dëkk yi mais Sénégal moo daan ñëw jël ay texte ak parce que Sénégal quand même dafa am ay nitu yoon yu am xam-xam macha allah ñu mel ni ay ñoom professeur Ismaïla Madior Fall et cetera ay borom xam-xam lañ moo tax donc Afrique dañu doon dem ba nga xamante ni tey jii nii mais bu ñu demee ba tey nag cour boobu ñun ñi nga xamante ni ñoo ko doon dooleel bokk nañ ci ñi ko doon xarab parce que ñi ko daan xarab ay Yaya Jammeh la doonoon ay Gambie ñoo doon wax loolu mais tey bu ñu demee bu mel ni état du Sénégal loolu noonu nit ñi dañu war a am njàqate dañu war a xaw a tiit parce que tey jii nii état du Sénégal dafa nekk n'est-ce pas en dehors de la légalité bu ko état wax bu ñu ko waxee dara nag alors que loolu suñu constitution la nekk traité la ñun ñoo ko xaatim ñëw signé ko dañu war a accepter li ñu wax loolu noonu du fekk dañuy manquer de crédibilité duñ ci ñàkk fayda dara mais dañuy wane ni ñun état de droit la ñu nekk te état de droit c'est des valeurs yooyu mooy le respect n'est-ce pas de la décision de judiciaire n'est-ce pas rendue et devenue définitive d'ailleurs mais au Sénégal dañuy wax nañu respecter institutions yi ba pare ñoom ñi wax ne nañu respecter institutions yi ñoom bëgguñu respecter les institutions communautaires donc xam nga paradoxe la alors que les institutions communautaires dañu am une légitimité démocratique parce que ñi nga xamante ne nii dañ fay dem di xaatim yenn traité ñun ñoo leen fa yóbbu mais tey jii nii boo xoolee ku mel ni UEMOA te dem nañu changer le franc CFA te pourtant tey jii nii am na ay modalités de changement yoo xamante ni boole wuñ ci peuple yi mais peuple yi pourtant accepté nañ ko parce que chef d'État ay décidé et pourtant peuple yi mënoon nañ ni ñun ànduñu UEMOA xarab UEMOA mais dañoo noppi parce que pourtant c'est entré en vigueur mais pourtant su fekkee ni par exemple ñoom ils sont pas donc en conformité rek dañuy mer wala dañuy bander les muscles loolu pour man du lu rafet ci Sénégal du ci rafet ci kanamam te war nañu xoolaat donc yooyu démarche di professeur Mouhamadou Ngouda Mboup élection yooyu ak li ci xew rawatina ci wàllu dialogue politique bi ba léegi àpp gi nga fas yéene amal jongante yooyu amagul ban taxawaay ban jàngat ci njeexitalu xibaar yi lay doon. collectif bi ëmb ñu lorule ci plan jaxaay ñoo ngi wéy di sàkku ñu daat leen utal bërëb ba nga xamante ne dinañ fa mën a dëkkandi lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn njaboot ñoom ñoo ca daal di loru ci mbëndum atum 2005 ñoom nag ñoo ngi ko daal di xamle niki tey ji ginnaaw bu ñu janoog way taskatu xibaar yi beneen collectif yi itam lu Mam Patim digganteem ak Kolda juróom-benn fukk ak juróom-ñaari kilomètres ñoom itam la ñoo sàkku bokk na ci lu jëm ci wàllu courant ak yoon yu baax niki tey ji lañ ko daal di xamle ginnaaw bu ñuy janoog way taskatu xibaar yi jàpp ne nag bu fekkente ne kilifa yi jóguñ ci seeni mbir dinañ tegal xeex bi Ismaïla Marcel Koli. collectif jot sa ak bu jaxaay mooy ñaax nguur gi mu reloger 386 familles sinistrées yi ñi nga xamante ne ñoo ñàkkoon seen kër yi ci mbënd bi atum 2005 ñoom ñu xamal askan wi ne jot nañu dem gis kilifa yi ñi nekk ci nguur gi waaye ba léegi safara amul ci seen biir bi lee ki xam le lu ñu mel mooy Moustapha Ndong di président bi le collectif. ku nekk dégg na projet plan jaxaay mu nekkoon projet boo xam ne Abdoulaye Wade moo ko lancé woon ñoo xam ne inondation moo leen yëkkati woon boo xam ne ay yoon ñoo fa jaar am ñoo xam ne ay bassin d'érétation ñoo fa jaar bu ñu fa jaaree nag président Abdoulaye Wade ne day tabax 3000 logements pour famille yooyu ñu joxe ci ba mu des 386 familles ci biir 386 familles yi yàlla dogal Abdoulaye Wade wàcc ci Abdoulaye Wade wàccee ci la président Macky Sall ñëw bi mu ñëwee ñu commencé audit ne dañuy lancer
audit pour xool xayma kër yi ba xam ñan lañ ko jox bi ñu paree ñu commencé waat ay travaux waaye dañ ko def ay jours après ñu arrêté ci la lancé Tawfekh Yaakaar zappé le plan Jaxaay boobu ba léegi nag sinistré yi di daw di bind ay lettres di ñaxtu di wax lu ne boobu ba léegi gisuñu ci résultat. lu sore lool Jaxaay ñii di collectif Mampa Tampi nekk ci région Kolda lu ñu ñaan mooy am courant dëkk bi nekk ci 67 kilomètres ci région Kolda askan wi yeewoo ci gox yi lee nee na ñoom mun ñu comprendre ci jamono ji ñu nekk ci dëkk bi nga xamante ne courant amu fa ki xam la lu ñu mel mooy Hamidou Koumbassa doon kenn ci ñoom. Mampati muy si région Kolda à 64 kilomètres Kolda muy am 54 villages. Mampati mooy commune centre 207 kilomètres moo ñu séparé Kolda si loolu dañoo manqué courant te tey jii nii si jamono ju nekk nii kenn mënul xalaat ne dëkk mun na avancer sans électricité. waa FRAPP ginnaaw bi ñu dégluwee ñaar collectif yi ñaan leen ñu boole seen doole ngir seen xeex mën a gën a bar. coowal ak waa tekk ginnaaw bi nga xamante ne nag askan waa ngi leen doon xaxar ak leen joxoñ baaraamu tuuma fu ne direction ba nag moo xëy daal di jëlub dogal dàq lu toll ci 20 liggéeykat ak juróom fa ñoom te loolee amut leen la nga xamante ne nag daal di nañ ko teg seen yoxo ngir rek ñu mën koo comprendre tax na rek délégué syndicaux yi fa daal di nekk di ko métlu fa jàpp ne nag loolee duwut yoon tey duwut yoon ëllëg Mbay Sow kenn la fa ñoom ñu teewlu ko ak Adama Ndiaye. yeewu rek ñu jox ñu benn note ñu ne 20 nit ak juróom ñi daal def nañ leen chômage technique direction bi moo ko def te direction bi ki ko jiite mooy secrétaire général moo ko def xamuñ ci lan la ko teg xamul mënuñu wax ne ci lii la ko teg xam nañ ne chômage technique code du travail yoon nangu na ko loolu ñun ñëpp xam nañ ko loolu kenn réeréw ko mbir waaye dafa war a am lu ko jiitu dafa war a am lu ko lal dafa war a am njàngat dafa war a am ak leeral bu ci war a am ñu xam ne lii moo ko war te li ko faral di indi li ci ëpp mooy jafe-jafe ci koom-koom mais fii mënuñu wax ne société bi dafa am ay jafe-jafe ci wàllu xaalis parce que mu ngi def ay recouvrement ci terrain bi comme il faut ñu ngi jënd ay oto ñu ngi recruter ay nit ñu ngi am ay avantages ay indemnités surtout ñoom direction bi ay salaires yu am doole indemnités yu am doole kon ñun mënuñu gis jafe-jafe yi kon ci travailleurs yi lañ ko bëgg a sëf lañ ko bëgg a sippi te loolu duñ ko nangu te duñ ko nangu ëllëg dañ koy yëgal autorités yi nekk ci réew mi ci njiit bi le président de la république son excellence Macky Sall jamono bi nga xam ne ñu ngi wax liggéeyu ndaw ñi ak aar liggéey bi ñu jot am ñu aar ko sàmm ko Aquatech moom mu ngi jël 20 nit ak juróom ay borom kër ne def leen chômage technique boo xam ne bi tegu ko fenn mënul wax ne ci lii la ko teg ñu ngi ko yëgal le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ñu ngi ko yëgal le ministre de l'hydraulique ak le ministre du travail. beneen ndaje daal di nañ ko amal ni ki bésu tey ji dox diggante jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàngale mu nekk ci biir réew mi di éducation nationale G7 ak yeneen kuréel ya nga xamante ne farewuñu ci nguur ngir rek daal di addu ci juróomi junni ya nga xamante ne fas yéene nañ ko jël ci ay jàngalekat bees loole recrutement bi ñu fas yéene ko jaarale ci xarala lu yees yi syndicat yi nag ñoom ànduñ ci loole CUSEMS nag jàpp ne nag faw ñu xool qualité bi ak équité fexe ñëpp daal di ci bokk yem ñu dollale leen ci fànn boobu itam mu bañ a am xaj ak seen ndaxte nag gis nañ ne buñ ko fi daal di defee am na ñeneen ña nga xamante ne nag loraange yu métti la daal di jur ci njàng bi ak njàngale bi organisation G7 yi nag ñoom ñëpp bokk maase la ñu sàkku bokk na ci ñi nga xamante ne tàggat nañ leen ba noppi te ñu am ay lijaasa ci fànn boobee ñu njëkk leen a jël laataa ñu daal di def concours ñi nga xamante ne jàll nañ ci concours googu itam ñu daal di leen tàggat ngir rek ñu mën a wéyal seen liggéey. ci série de reportage ya nga xamante ne dañ koy def di ko waajal bés bi nga xamante ne liggéeykat yi ñoo ko moom di benn fan ci weeru mai niki ëllëg fi mu ne nii nag lu jëm ci wàllub kërub tasub xibaar yi di métier boobee ak it ñu yëngu ci wàllub yoon la ñu daal di nemmeeku ni ko tey ji seen jafe-jafe bokk na ci lu jëm ci si wàllub code de la presse ñu daal di ko doxal na mu ware convention collective ak yeneen ya nga xamante ne nag gis nañ ne war nañ ci andi ay coppite Abdoulaye Diop. bés bu ñu jagleel wàllum liggéey porox doolu la ci syndicat yi ñu daal di yeesalaat seenub sàkkuteef jaarale ko ci ay cahier de doléance yooyu nag mi ngi tudd jëfe code de la presse ak convention collective bu
yees bi ñeel waa SYNPICS Maguette Ndong mooy ki ñu toftal ci njiit la. daaw ak ren yëpp booy xool mën nañu wax ne Covid am na fi daanu ko mën moo tax sax daanu ko ay feet kenn def ko waaye ba léegi revendication yi dafay demeurer mais li revendication yi rek principalement mooy application code de la presse ak application convention collective bu bees. syndicat bi njaboote liggéeykat yi nekk ci wàllum yoon ñoom rafetlu nañ jàmm ñi nemmeeku ci seen secteur donte ni ñi ngi fàttali ñaari poñ yi ñu war a saafara maître Ahmed Touré moo yor wàllum revendication bi. ci yéene bi ñu am ñun ñëpp ministère de la justice ak SYTJUST pour li nga xamante ni moom mooy réforme statutaire yi ak réforme yi nga xam ne jëm na ci fonds communs yi ñu mën ko finaliser très très rapidement ndax réforme yoo xam ne yi wax dëgg yàlla njeexital bi mooy Sénégal bi fu mu mën a toll mën a jot ci justam ñu ngi tënku ci statut travailleurs yi ak ci seen payoor yaakaar naa ne réforme yooyu bu ñu ko finaliser njëriñu askan bi lay doon loolu am nañu yaakaar tey. syndicat professionnel information ak communication bu Sénégal di ñaawlu yéexte yi am donte ni njiitu réew mi joxe na ay ndigal. président mi nga xam ne moom mooy kilifa dëkk bi moom yàgg na en tout cas interpeller ses ministres yàgg na interpeller responsable que loolu ñu mën ko àtte benn yoon waaye dañuy gis ne boobu ba léegi mi ngi ciy wax waaye amul benn jéego boo xam ne def nañ ko maintenant lenteur yi nag mën nañ ko xool fenn moo di fan fi nga xam ne mooy ministère de la tutelle waaye aussi ñi nga xam ne ñooy patron de presse yi. ak lu mu ci mën a doon SYNPICS ak SYTJUST déggoo nañ ci benn poñ seen sàkkuteef waruñu koo dugal ci tiroir yi. Abdoulaye Diop ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci weeru koor gi la njëgu diwlin bi nag gis nañ ne dafa daal di yokku mu ngi bàyyi ko ci diggante junni ak ñaari téeméer jàpp junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk bidongu juróomi litre bi bu fekkente ne bidongu benn litre bi la nag ñaari téeméer la ak ñeent fukk jàpp ñaari téeméer ak juróom ñett fukk grossiste yi nag ñoom xamuñ lan moo waral yokkute googe Odile Minki lan. waaw diwlin gi de wax dëgg yokku na fii mu ne. waaw loolu dama am na. ab yokkute bu jéggi dayoo la ñu nemmeeku ci njëgu dawlin bi. 5 litres bi doon jar 5000 francs léegi mu ngi jar 6000 bidongu 20 litres bi nga xam ne demoon na booy jar ay 17000 wala 16000 léegi mu ngi dem booy mu ngi jar 20000 yu tegal. carton bi doon jar ay 13000 pour 1 litre bi fi ne daanaka dem na bu 15000 nangam. nga loolu jaadu. litre bi doon jar ay 1200 1100 francs di dem booy jar ay 1400 francs avant ñu koor ba suñu jëmtee diwlin dafa manqué nga kon loolu mitti na. amul nag benn xabaar boo xamante ne jóge na ci ministère bi ñu dénk wàllum jënd meek njaay mi jëm ci lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci bile grossiste. kenn xamul lan la parce que Sénégal am na gerte te ren gerte gi am na usine yi xam lan moo tax ñu liggéey ñu li doon jóge bitim réew itam lépp dafa manqué xamuñu daal lan moo xew ministre de commerce war naa ñoo wax ak askan wi wax leen boo xam diwlin gi lan moo ko waral. fii ñu toll ci askan wi dañoo sonn. yokkute njëgu dawlin bi nag borom kër yi yëg nañ ko bu baax a baax. yokkute moom am na bu baax a baax ndax 1000 francs sax la ñu nemmeeku ni yokk nañ ko ci bidon wu 5 litres bi ndax 5000 laa ko doon jëndee waaye fu mu ne nii 6000 francs laa koy jëndee kenn xamul nag lan moo waral bi la yokkute laajte wu ma nag soxla nañ ko kay dinañ ko jënd. puisque on en a besoin. en tout cas ça a augmenté parce que. diwlin bi kay yokku na bu baax a baax ndax barke démb carton diwlin bi nga xamante ne maa ngi ko jëndee woon 14500 jëndee naa ko 16000. que je paye à 14500 je paye à 16000. gannaaw ba ñu nemmeekoo yokkute bi ci njëgu bidon 20 litres bi léegi diwlin bi yëpp yokku na ndax litre bi sachet bi 5 litres bi lépp a yokku. fii nii ñëpp a ngi ci kumpa te kenn xamul dara lan moo tax lu waral lii. noonu la ñuy addu itam ci la nga xamante ne moom mooy bésu tey jii ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ak itam mën a jote ci yenn bërëb bi di fanweeri fan ci weeru avril te doo ci am benn gàllankoor ñi nga xamante ne dañuy sooxaleek làggo nag daal di nañ fàttaliwaat seen jafe-jafe ngir rek daal di mën a egg ci yenn makkaan yi ak yenn jumtukaay yi ci nguurub Sénégal Yatma Fall mu àddu ci seen tur ñu teewloo ko ak Mame Diarra Da Silva. xam nga bi ñu defee jàngat ci jafe-jafe yi nga xam ni way laago yi am nañ ko ci Sénégal bokk na ci ñeenti ponk yu rëy yu ñu jàppoon bokk na ci li ñuy wax aménagement du cadre de vie général ak accessibilité loolu mooy ñu fexe ba dëkk bi aussi bu ñu koy defar ñu sóoraale ne am na citoyen yoo xam ne dañu amee laaw te dañu war a jëfandikoo infrastructure yi ñuy def te dañu war a nekk ci dëkk bi aussi dund fi comme ñëpp boo seetloo corniche bu Ndakaaru bi amul lenn loo xam ne bi ñuy defar corniche bi sóoroon nañ ko ne way laago mën na ko jëfandikoo amul fenn foo xam ne rek ci corniche bi boo jëlee benn handicapé ne ko taxawal fii mu war a jéggi tali bi pour dem ci beneen boor bi dara prévoiruñu ko kon dafa mel ni handicapé yi boole wuñu leen bi ñuy réaliser corniche boobu or infrastructure yooyu ñuy defar am na solo tey jii ñu ngi defar ay pont ñu ngi defar autopont ñu ngi defar autoroute ñu ngi defar BRT ñu ngi defar TER mu nekk ay jumtukaay yoo xam ne yu am solo la waaye bu ñu fàttali ne jumtukaay yooyu dañ ko jëmale pour nit ñi di ko jëfandikoo ñu war a jàpp toujours ne ci biir nit ñi am na ci ñoo xam ne
yàlla ni mu leen bindee dañu am laago waaye terewu leen a nekk ay citoyen dañu war a jëfandikoo aussi infrastructure yooyu ba tax na war nañu bu ñuy def yu mel noonu di leen sóoraale ndax nit ki pour mu mën a bokk mën a dem mën a dikk mën a faj ay soxlaam mën a samp këram mën a liggéey te yore laago li war ci moom mooy d'abord bu ñu régler problème mu aide technique am ba pare li koy dimbali ci déplacement moo xam beeke la moo xam kaan la moo xam puus la wala yu mel noonu ñu fexe tamit bu fekkee bëgg nañ handicapé bi bañ a nekk koo xam ne dañ koy yërëm wala koo xam ne day nekk ci situation bu metti jaadu na bu ñuy tabax dëkk bi ñu sóoraale ne fii kat ñu yor puus fii la ñuy jaare ñu yore beeke mën nañu jaar nii silmaxa yi bu ñu yoree seen kaan mën nañ jaar nii nangam comme ni ko yeneen réew yi di defee loolu yaakaar nañ ne faw ñu dem foofu moo tax lépp lu ñuy def rek war nañ sóor ne fi ba dinay tukki handicapé day am. ñu àddu ci tolluwaayu mbas mi diggante démb ak tey ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ñoom ñoo ko daal di amee bees fanweeri ak juróomi fa ñoom kenn ci ñoom xamul fan la ko jële loole jëwriñ gi ñu denk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram moom moo ko daal di xam ne ni ki tey ji fukki nit ak benn ñoom ñoo daal di fi mu ne nii ñoo nekk ci yoxoy kër docteur lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñett fi mu ne nii itam ñoo ngi leen di saytu ngir rek daal di nemmeeku seen wér-gu-yaram teewlu ngeen ko moom docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci suñu xibaar yi ñu mujj. Coupe CAF football jaraafu Ndakaaru nag moom moo war a laale ak Coton Sport bu Cameroun ci quart de finale match jongante boobu ale bi ñoo ngi ko fas yéene amal nekk fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai gi ñu dëgmal foofee ca Garoua ca Cameroun match retour bi nag ñoo ngi ko fas yéene amal itam ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai gi la ñu daal di dëgmal fii ci Ndakaaru tirage au sort quart de finale yi nag bu Coupe CAF niki tey ji lañ ko daal di amal foofee ca Caire.